ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne ni yéenay suivre chaîne bii di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo tey nag ñuy dellu si ci benn cas boo xamante ne nii waxoon nañ ci defoon nañ ci sax ab vidéo muy kaawu école Sainte Jeanne d'Arc lu tax parce que dañu seetlu que ni école bi appliqué na li ñu bëggoon def maanaam gannaaw ba ñu envoyé ay mail ay waajuru ndongo ya fay jàngee ne dañ fay aaye ku fa muru ñu dëggal li nga xamante ni mooy décision bi ñu jëloon jotoon nañ ko leeral ci vidéo bi ñu njëkkoon def ci cas bi nii te dañ koy baamtuwaat tey maanaam du problème mu entre catholique ak musulman. lan moo tax ñu préciser loolu parce que dañuy gis ay catholique yoo xamante ni nii à chaque fois bu ñu defee ay publication wala ay mbir ci école Sainte Jeanne d'Arc moo xam ci site internet yi ci réseaux sociaux yi la plupart ñoom ñooy réagir pour défendre école boobu noonu alors que problème bi du problème mu entre ñaari diine mais problème entre Sénégal la ak France Jeanne d'Arc dëgg la école catholique la mais d'abord école française la en plus ci seeni programme ñoom jàngale wuñ li nga xamante ni mooy diine catholique bu doon loolu la ay jullit duñ fa dem di fa yóbbu seeni doom Jeanne d'Arc programme scolaire sénégalais la ñuy jàngale seen biir école comme ni ko yeneen école sénégalaise di defee il faut que nit ñi di bañ a nangu ku leen nax moo xam muy jullit nag moo xam muy chrétien donc nekk chrétien défendre Jeanne d'Arc ab école française boo xamante ni dafa ñëw suñu réew bëgg yàq li nga xamante ni mooy cohésion sociale bi parce que ñun dañu mës a dund ci jàmm muy catholique ak musulman tey am na ci ay famille yoo xamante ni nii da nga ci gis ñoo xamante ni nii bokkuñu diine nga gis ay meilleurs amis ñoo xamante ni ay xarit lañ di ànd te moonte bokkuñu li nga xamante ni moom la ñu gëm ay dëkkandoo tey ñun ñii di wax ak yéen ñi nga xam ne yéen ñuy suivre ku ci nekk am nga xarit boo xamante ni nii ci jàngu bi la bokk wala ab proche wala ab collègue boo xamante ni nii jàmm ngeen mës a sekk donc bu ñu gisee nag tey cas bi am ay catholique taxaw di jël position di défendre école bi parce que lan am na benn mot catholique bu ñu ci dugal ne école catholique la tax ko koy défendre loolu du nduru lenn lu dul waane ak ñàkk a xam képp kuy sénégalais waxuma jullit wala catholique mais képp kuy sénégalais ndogal bi nga xamante ni tey Jeanne d'Arc jël na ko danga ko waroon xeex ba fu mu yem. mais taxaw di leen défendre ndax lan parce que ab jullit nga boo xamante ni yow comprendre mbir yi nu mu demee wala ab catholique nga boo xamante ni dégg nga rek ñu ne école catholique la nga jug di leen défendre alors que foofu jàngalewuñ fa li nga xamante mooy diine chrétienne loolu lépp ñàkk xam la nit ñi foog ñu informer leen normalement patriotisme ak bëggante bu amoon ci réew mi tey yenn réaction yi du am parce que avant ñuy nekk ay jullit ak ay catholique ay africains lañ d'abord ay sénégalais lañ d'abord ñoo bokk même culture yi même dëkkin wi laataa sax diine yooyu di fi ñëw tey diine l'islam ak diine chrétienne lu ñu importé la indi ko suñu biir réew yi maanaam suñu nekkin jiitu na avant diine yooyu di ñëw donc tey bu amee genre cas yi am ku ci nekk di xool diine bi nga bokk di jël part wala di am fooy farak fooy féete loolu la ñuy wooyee ñàkk xam ak réer ak li ñuy wooyee fanatisme yàlla nañu yàlla musal ci fanatisme parce que fanatisme baaxul tey école privée catholique yooyu noonu buñ fa génne woon ñi nga xam ne ñooy jullit yi ñoom ñëpp dañuy dem fayit mais dafa fekke ni parent bu ci nekk bu fekkee ni am nga moyen inscrire sa doom ci ab école privée boo xamante ni nii lañ fay jàngale dafa dëpp ak programme scolaire bu Sénégal te nga bëgg sa doom am njàng boo xamante ni nii njàng bu wér la mais am nga droit yóbbu fa sa doom kan moo la ko war a interdire tey ñiy wax naan jëlee lañ fa seen doom yi yóbbu ko feneen ñooñu ban droit la ñu am est-ce que ñoo leen di fayal est-ce que ñoo moom seen xaalis est-ce que ñoom ñoo war a tànnal benn parent d'élève mu jël doomam yóbbu ko école bi nga xamante ni moom la bëgg il faut que nit ñi tamit xam lan mooy seen limite ak fan la ñuy yem yow nit ki moomoo xaalisam moomoo alalam naan ko jëlal sa doom génnee ko fa alors que école bi ngay défendre amoo fa gëdd amaana sax amoo ay moyens pour inscrire fa sa doom nga taxaw di leen défendre naan parents jëlee leen fa seen doom yi yow ban droit nga am ban kàddu nga am ci réew mi ak ban pouvoir nga am ci biir école boobu noonu boo xamante ni école française la nga taxaw di jël seen défense loolu lépp ci ñàkk a xam la suñu réew mi dafa bëri ñoo xamante ni xamuñ ay mariirandoo lañ institution Jeanne d'Arc école bi dafa yëpp gouvernement bu Sénégal parce que dañoo wane ñoom suñu gouvernants yi dañoo wane yaafus ak ñàkk fayda ci affaire bii nii moment bii ni ñuy wax ak yéen école bi waratul woon exister dañ ko waroon tëj parce que école bi dafa violer bépp loi ci biir Sénégal li gën a garaaw mooy diggante bi ñu defee woon seen communiqué bi ak rentrée scolaire 2019-2020 bi dañu modifier seen règlement intérieur parce que règlement intérieur bi weesu seen règlement boobu noonu dañu autoriser woon bépp élève muuru mu nekk loo xamante ni mooy lu normal parce que ñoom dañu signé ay accord ak état bu Sénégal loolu lépp waxoon nañ ko ci vidéo bi ñu defoon laataa ñuy xuus ci analyse finale bi da leen di bàyyi ngeen dégluwaat leeral maanaam Jeanne d'Arc école bi naka la violer
loi wu sénégalais yi ak ay explications yi nga xamante ni defoon nañ ko ci vidéo bi leen jagleeloon pour que ngeen xam école bi ñàkk respect ak ñàkk doxal yoon ak jalgati ak irresponsabilité yi nga xamante ni ñoo ko jiite moom la ñu nekkee da leen di bàyyi ngeen suivre ko ñu dellu siwaat ak suñu jàngat. institution Sainte Jeanne d'Arc ba ñu jëlee seen décision bii nii la ñu xamul mooy dañu violer li nga xamante ni mooy disposition yi tënk déclaration universelle des droits de l'homme bi nga xam ni ab charte la boo xamante ni nii charte internationale la réew àdduna yépp d'accord ci sukkandiku ci adopté ko nag ci seen constitution. ci article 18 déclaration universelle des droits de l'homme Sénégal tënku ci yeneen réew tënku ci dañu ne école catholique bu ci ne da nga war respecter li nga xamante ni mooy liberté de pensée maanaam xalaatu doomu aadama bi respecter tamit li nga xamante ni mooy diineem même bu dee ni ci biir école bi am na ku nekk ci benn diine bëgg a demaat ci beneen diine warul nekk jafe-jafe warul nekk problème parce que ku ci nekk am nga droit manifester sa diine ca nañ ko tënkee moo xam ci wàllu public moo xam ci wàllu privé loolu la article 18 bu déclaration universelle des droits de l'homme wax. donc école bi nga xamante ni mooy institution Sainte Jeanne d'Arc bu weesoo njuumte yi ñu def ci biir Sénégal mais même bitim réew bu ñu leen toppoon bitim réew dañuy daanu parce que déclaration universelle des droits de l'homme li mu wax ñoom warloowu ñak li nga xamante ne nii mooy charte yooyu noonu. bu ñu jógee ci loolu dañuy ñëw ci loi sénégalaise yi lan la wax loi yi nga xam ni moo tënk njàngum Sénégal bi lan la fësal. boo demee tey ci les principes généraux de l'éducation sénégalaise fii ci Sénégal dafa am loi bu ko tënk muy loi 2004-37 bu 15 décembre 2004 loi boobu noonu mooy compléter loi d'orientation de l'éducation nationale muy loi numéro 91-22 du 16 février 1991 loi boobu noonu ci article 4 am dafa ne l'éducation nationale est laïque elle respecte et garantit à tous les niveaux la liberté de conscience des citoyens loi bi dolli si ne par ailleurs l'éducation nationale, sur la base des principes de laïcité de l'État, est favorable aux établissements privés susceptibles de dispenser un enseignement religieux. ci tënk loi bi dafa ne njàngum Sénégal ci boppam dafa tëddee njaaxanaay maanaam sukkandikuwul ci benn diine képp éducation laïque la te bépp établissement buy jàngale da nga war a respecter li nga xamante ni mooy liberté wu citoyen yi maanaam ña fa nekk di jàng moo xam bépp diine bu ñu tënku te lépp nag ci principe bu laïcité état bu Sénégal article 5 même texte législatif boobu noonu dolli ci ne éducation nationale bu Sénégal dafa démocratique maanaam dafa war a jox bépp doomu Sénégal ay chances égales de réussite maanaam bépp doomu Sénégal da leen wala tollale ngir ñu mën a tekki seen àdduna bépp école da nga war a yamale bépp doomu sénégalais moo xam muy jullit moo xam muy catholique moo xam mu tënku ci beneen diine may ko même niveau de formation boo xamante ni méngoo nag ay mën-mënam ci wàllum xel ak ci wàllum yaramam bu mu am xàjj ak seen ci wàllum sexe bu mu am xàjj ak seen ci wàllu origine sociale am moo xam ci raasam tamit wala xeet bi mu bokk wala diine bu mu bokk dem sax ba ne nationalité bu mu bokk même bu yemul ci Sénégal war ñu def xàjj ak seen ci beneen xale boo xamante ni bitim réew la jógee ñëw bëgg a jàng fii Sénégal loolu article 5 bu législation bi nga xam ni moo tënk éducation bu Sénégal wax donc lii leer na. ñu dolli ci ne loi 91 bi ne l'éducation nationale reflète également l'appartenance du Sénégal à la communauté de culture des pays francophones en même temps qu'elle est ouverte sur les valeurs de civilisation universelle et qu'elle s'inscrit dans les grands courants du monde contemporain. Par là, elle développe l'esprit de coopération et de paix entre les hommes. Article 5 loi 91 bi nga xam ne mooy tënk njàngum Sénégal dafa ne suñu njàng dafa war a méngoog li nga xamante ne ñun mooy suñu réew ni mu bindoo tey Sénégal ni mu bindoo ci wàllum caada mooy catholique yi jullit yi xeet yi def fi bari ba pare mu am diversité boo xamante ni mooy identifier ñun suñu nekkin maanaam suñu réew ñu ne suñu njàng mi dafa war a méngoog askan wi ni mu bindoo maanaam ci wàllum diversité wàllum xeet wàllum diine wàllum melokaan donc article bi dafa leer. léegi nag école bi ba mu xamee ni amul dëgg ci benn fànn ci diggante boobu nag diggante bi ñu defee woon seen communiqué bu yàgg bi ñu modifier seen règlement intérieur aaye bépp élève buy muuru inscrire ci seen biir école Jeanne d'Arc bi ñu defee lii waxoon naa ko sànq même jour bi ci même bés bi bi ñu dàqee élèves yooyu noonu dañu waroon tëj école bi nangu li nga xamante ni mooy seen agrément ci biir Sénégal jamono ji ni waratuñu woon sax wax existence su école boobu noonu parce que dañu jalgati suñu yoon ba pare bëgg a créer xàjjale entre ay xale chrétien ak musulman yi nga xamante ne nii ñoo bokk benn école bi ñuy fréquenter maanaam ñu ne leen daal
yow xale jullit bi yow xale chrétien bi waroo leen fréquenter benn école. imagine leen danger bi nga xamante ni am na ci cas yi nii am na ci nag ay mbir yoo xamante ni duñ ci sax attardé wu comme ñiy wax naan chrétiens yi amuñu droit jàngee ci école islamique yi. loolu naafeq yi ñoo koy wax ñi nga xam ne dañ koy wax pour jaxase xelu nit ñi. ci école coranique yooyu ñuy wax diine l'islam lañ fay jàngale ñooñu topp ñu programme scolaire bi nga xamante ni ministère bi ñu dénk wàllum jàngale moo ko fi teg. école coranique yooyu noonu toppuñ programme scolaire boobu noonu ñoom diine l'islam la ñuy jàngale. donc nañu wax ban catholique mooy jël doomam di ko yóbbu ci ab école boo xamante ni diine lañ fay jàngale diine l'islam pour mu jàng fa alxuraan nañu wax rek kan la. par contre Jeanne d'Arc ci boppam jàngale wuñ fa diine chrétienne lañ fay jàngale mooy programme scolaire national maanaam français anglais mathématique ay histoire ak ay yeneen matière loolu lañ fay jàngale comme ni ko yeneen écoles yi di jàngale ci biir réew mi. donc mënuñu ko comparer ak école coranique yi nga xamante ni ñoom diine la ñuy jàngale la plupart. donc ku leen méngale defoo leen lu dul naafeq ak bëgg a jaxase xelu nit ñi ak bëgg a argumenter défendre ñi nga xamante ni mooy ñu jugee bitim réew ñëw suñuy réew nag bëgg fi imposer seeni loi. léegi nag jëriñ gi ñu dénk wàllum jàng bi ci biir réew mi Mamadou Talla bu réglé wul situation bii nii maanaam élèves yi nga xamante ni dàq nañ leen ñu réintégré leen ci biir école bi bépp sénégalais ndax xam nga ni réew mi amul njiit. parce que Jeanne d'Arc dañu défier Mamadou Talla parce que Mamadou Talla dafa génnewoon communiqué pour ñaawlu décision bi nga xamante ni école bi jël na ko. école bi amul lu mu def lu dul modifier règlement am dëggal li nga xamante ni moom la nam mu def défier autorité sénégalaise bi taxaw nag te dara fekku leen ci. léegi nag li ñu jaaxal mooy lan moo tax boobu ba léegi réagirul li ñuy laaj est-ce que diggante bi dafa am ay pression yoo xamante ni réewum France mi ngi koy def wala école Jeanne d'Arc moom moo féete kaw li nga xamante ni mooy suñuy loi ak suñuy règlement wu réew ba tax lu leen neex ñu def loolu lépp daañu ko xam ay bés di ñëw mais ñi ngi toog di seetaan xool tey Sénégal suñu dirigeants yi ñëpp xam ne ni ñàkk nañ fayda ñàkk fayda koo xamante ni amuñu gëdd amuñu fulla complexe nañ ñi nga xamante ni ñooy nit ñu weex ñi. mais ñi ngi xool cas bi nii dinañ ci ñëwaat dinañ ci defaat beneen vidéo pour leeral parce que mbir mi duñ ko bàyyi noonu mu jàll. école Jeanne d'Arc dañu yàpp sénégalais yi. dañuy yàpp li nga xamante ni nii mooy état bu Sénégal ndax seen yaafus ak seen ñàkk fayda tax ñu ñëw tey di ñu imposer seen i règlement tey benn décision moo waroon am mooy ñu tëj école bi dootul exercer fi nga xamante ni mooy biir Sénégal parce que respecté wul sénégalais yi seen nekkin seen vie sociale ak li nga xamante ni moom lañ gëm ci wàllum diine. donc vidéo bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf.